téléspectateurs yi seetaan Mbour TV am nañu mbégte nag ak contentement yendu si nag tey li nga xamante ni moom mooy Thiadiaye nag buñ ko waxee wax la famille Youm Thiadiaye buñ ko waxee wax ministre directeur de cabinet du président de la République sama xarit Omar Youm buñ ko waxee wax sama frère Yaate Youm buñ ko waxee wax Babacar Pascal Dione moom la ñu tuddee woon final bu le passé ñu ñëwoon fi nag dafi yendu tey jii nag ñu tuddee waat final zone 11A bu Thiadiaye sama frère sama rak sama xarit maam Yaatu Youm moo tax nag équipe Mbour TV déplacé wu suba gi ñëw yendu si fii ci Thiadiaye ak ñoom moo tax nag ñu ngi ak président bi nga xamante ni moom moo aye tey di président zone bi ñu bàyyi ko rek moom nuyoo ak mbokku téléspectateurs yi wax ñu nag nan la ñuy waajalee li nga xamante ni moom mooy final bi wala ñuy dem sax président ginnaaw bi nga nuyoo nga fàttali ñu tur bi. c'est Bour Sine. waaw Diouf Niokho Baye Samb Bour Sine. ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar. Bour tey nag mooy finalu zone 11A bu Thiadiaye waajtaay yi fu mu toll nii nag bii di jot na. vraiment avant tout d'abord maa ngi nuyu ñëpp di nuyu bi ci sama frère un ami Imam Nadim qui est le parrain de la zone 11A donc nekk na ndaw boo xamante ne nii vraiment boo ko doon wër tey ci dëkk bi vraiment bëriwul parce que en dehors des considérations politiques nekk na nit koo xamante ne nii vraiment jeunesse bi intéressé parce que li mu def nii c'est pas évident jël sa alal jël sa doole di ko def ci jeunesse bi te xaaroo ci dara encore une fois ni mu ko doon waxee rek boo dul gërëm nit mënoo gërëm yàlla ba mu yëg loolu moom jeunesse cesserait de le dire parce que encore une fois c'est pas évident comme ni nga ko waxee laaj léegi rek final bi moom yaakaar naa yaa des la ñun moo ñu koy waay te aussi nekk na boss boo xamante ni bëggul lu yomb te ay mbiram du yem ma ne. am na défi la waaw am na défi la waaw am na défi la en plus nekk na boo xamante ni xeexkat la te bëggul injustice souvent il dit man aussi je suis un homme de défi vraiment man moom dañoo xaw a nuroo foofu ay jikko donc ni ñu koy waajal daal ni ñu ko war a waajal yëpp ASC yëpp informé nañu ko joxe nañ suñu carte d'invitation à toutes les ASC de la zone y compris les autorités locales donc xam naa ne moom li ci des bëreetul. boo leen ñëwee ci stade incha allah di ngeen xam. kan ak kan ay final. ASC mission moo war a finalu ak ASC yaakaar sur la catégorie junior senior junior catégorie cadet ASC yaakaar ak ASC boobu. lan ngay wax ñaari ASC yi kan ASC yi. bon moom ci laa dëkk. ne leen nag bon sport la rek. que le meilleur gagne. buy ñëw stade daal na nga xam ne da ngaa aussi bu la yàlla joxee nga jël bu la yàlla xañee nga xam ne yàlla moo la xañ rek. ñu joué ko dans la sportivité xam ne ñoom ñëpp ñu bokk télé. vraiment loolu daal laa ci am. est-ce que kontaan nga ci bëri. waaw moom. trop ci moom. franchement moom xam na man xam naa dañuy déggante. malgré que nag man moom dañuy wute ay affaire politique mais sama waay la. waaw xam nga mais dañuy déggante. waaw réeróo mi ñoo bokk Thiadiaye parce que man li ma la waxee rek am na benn esprit de déplacement parce que lii leçon la. Thiadiaye yu bëri dañ ci war a jàng. waaw en dehors des considérations politiques ñoo bokk dëkk. te nii ci la lépp di tàmbale nit ki boo bëggee xam nu mu mel da nga koy tege xam nga c'est vrai que nag maag magam bu jigéen ñoo jàngandoo ñoo maase mais après bu ñu jegantee moom xam na man maay kan en réalité man xam naa moom mooy kan vraiment loolu daal moom mooy jërëjëf président Bour Sine moom nag moom moo jiite zone 11A bu Thiadiaye Zal ñu continuer rek ci biir kër gi am na tamit ñoo xamante ni ñu ngi fi fekk nañ leen ci ñu joxe rek seen i kaddu wala ñuy dem stade seen bi tur bi nan la. Modou Fall. waaw Modou yow nan ngay waajalee finalu gars yi. ah bon final bi ñu ngi ci Masla. d'abord commencé sant yàlla mbéy gi mu may ñu fekk waat yi fii parce que am na ay final yu bëri yu fi jaar vraiment bokkoon nañ ci rappelé ni membre CNRA je suis chargé de la formation au niveau de la zone 11A. mais tout d'abord avant ngay egg si ci côté parrainage bi je remercie tous les membres tous les délégués qui
parce que liggéey bi bu yegsee fii tey yàlla ak ñoom amul guddi amul bëccëg amul suba amul ngoon amul heure bu ñu dul daje n'importe quelle heure dañuy rencontré di sottante xalaat te xool nan la ñuy def ba affaire yi jëm ci kanam bon yàlla dogal na nag ñu football suñu championnat ba egg si final xel yëpp maa ngi koo daj si benn nit muy yaate comme ni ko suñu président waaye sànq bi ñu ñëwee seet si ko aussi vraiment tasul suñu yaakaar quoi. te nit ñu taxaw aussi gis nañ ko parce que affaire bi bari woon na coow ci biir bari woon na aussi lu yënguwoon ci jeunesse su Thiadiaye mais moom dafa jàpp ni ñëpp benn lañ war a xoolu ci kii fii la far wala kii fële la far mais il a tout fait pour mën a réunir jeunesse su Thiadiaye ñu nekk benn donc man loolu laa amoon lu koy wax ci bis bi ñaan aussi comme ni ko président wax ñuy servir d'exemple à toute la jeunesse thiadiayewaise parce que ñi moo war a mën a nekk ay xiiroo naayoo man yaakaar naa ni lu ma xajul lu ko war nañ mën a jàpp ci lii seet ci lii ba ëllëg ci si biir am loo xamante ni mooy kawe suñu yow. jërëjëf loolu am na solo waaye tamit am na ñeneen ñoo xamante ni daal ñu ngi ci biir kër gi ñooñu nag moom kenn mënu leen a bañ a jox micro ñoom nag lépp lu yëngu lu ne Thiadiaye ñoom ñoo ko yëngal ñoom ñooy baj géwélu Thiadiaye yi sëñ bi maa ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay. fàttali ñu tur bi. maa ngi tudd Yoro Seck nekk fii ci Thiadiaye ginnaaw bi mën a waxee sama tur maa ngi nuyu ñi fi daje ñëpp kenn ku nekk si tur ñun la suñu taxawaay fii mënu la ñàkk am dañoo doon ay mag dëkk ci dëkk amaa jëmmi sax mag moom mënoon naa toog ci kër bañ a ñëw fekkee affaire football ak yooyu mais nag nit ku nekk dafa am lu ngay xàmmee man mii di wax man maa jiite fédération ñeeñu Thiadiaye kon li nga xam ne moom la ñu tuddee parrain bi tey ay doomi Thiadiaye di rak ci àllaji moom bokk ci famille yu mel bokk famille yu baax yi ci biir Thiadiaye seen papa yi ñoo famille yooyu ñoo ànd maanaam mën nañ ci tudd cité famille yu bari famille Ngayeen famille Ñakar Ñaan ak famille yi nga xamante ni Souleymane Diène ak mbooleem famille yi nga xam ne ñoo àndoon ak ñoom ñu jiital leen ci boppu dëkk kon bu ñu demee tey ba ndaw ñi dese ko bu mel ni yaati yu ñu doomi Alaaji Mbayum ak soxna Gan Sidi Fall damaa wax ne su yàlla dogalee xelam nekk ci yaatal dafa war a mën a boole jël ndawi Thiadiaye ñoom ñëpp mu woo leen ci unité parce que unité bi moo am solo àndandoo moo am solo ci problème football xaw ma ci lu bari waaye man jàpp naa ne yëngu-yëngu yi ci xew yëpp loolu amul solo li am solo mooy mbooloo moo gis day du ñàkk ak xëccoo waaye nag ña nekk ca kanam te yàlla sunu borom def ci ñoom xel yu rafet ñu di ay ndaw nekk ci biir te xam ne ëllëg ñoom li nga xamee ne moom la dëkk ba yaakaar ci ñoom ci seeni loxo lay mujj damaa yaakaar ne bu ñu fa yeggee dinañ def lu mel ni lii yaata def tey mooy ñu parrainé ko tànn ko muy doomu Thiadiaye tànn ko mu nekk ci biir ndaw ñi ñu jagleel ko bés boobu liñ ciy séntu mooy mu doon bés bu rafet boo xamee ne ndawi Thiadiaye yëpp ñoo ko bokk. yaatee maa ngi lay félicité fi nga teg sa tànk noonu politique nit as gor day bëgg ngóor gi it na doon mujj na nga xam ne benn doomu aadama amulul boppam dara lu li mu wuutal boppam ci ni mu ko war a wuute mu wuute ko noonu amee ko noonu ba ci jiitu nag mooy ngor ba ca tegu moo di yar ba koy complété moo di ay teggi te ràññee soo saxee ci loolu loo yóotu te jotoo ci daa doon sa muur waaye waxtoo jotee nga jot ci kon na nga gën a góorgóorlu na nga gën a jàpp na nga gën a jàpp Thiadiaye jàmm rek la bëgg te ñun li tax ñu ñëw fii doon ay mag yëg la yëg moo am solo ci doomu aadama ndax koo yëg mu yëg la waaye koo néewal mu bal kon nag lii nga taxawee lii moo am solo amoon bu ñu ko bëggee dimbali ñi mel ni yow dañuy bari ci Thiadiaye loolu dafa am solo kon maa ngi doog foofu sëñ bi bàyyi ñeneen ñi nga xamante ne ñoo war a continuer seen waxtaan bi continuer waxtaan bi yaate ñu ngi lay félicité bu baax di la ñaanal yàlla bis bi yàlla nañ ko téewe na gën déwén ñu bokk ñun ñëpp wasalaam
voilà ba léegi rek ñu ngi fii nag kër Mame Yatta Youm di waajal final bi xam ngeen nag moom mooy parrain bi moo tax nag tey ñu déplacé wu ñëw yendu si fi fu mu toll nii moom kër gi mi ngi fees del añ yi commencé nañoo xeeñ te fu mu toll nii demaguñu stade sëñ bi tur bi nan la. Adama Gaye. waaw Adama tey ji nag sa frère di Yatta moom mooy parrain bi loo ñu mën a wax ci moom Mame Yatta. Tout d'abord maa ngi nuyu ñi fi toog ñëpp di sant yàlla bu baax a baax Yatta man mënuma wax ci moom parce que dama ko jege tey bu ma waxee ci moom ñu ne da ko jege moo tax mu koy waxal lu rafet dama lay may tuuti rek ci li nga xam ne nii moom lay def ci biir Caajaay quoi di ko ànd ak man nag kon war na placé wu naa pour wax loolu jeunesse su Caajaay ñun ñoo ko bokk parce que ay doomi Caajaay lañ muy sama xarit nag boo xam ne nii dafa sës ci man rek lépp lu muy def maa ngi ci wetam lépp lu mu nar a dugg dina ci waxtaan ak man ba pare ba tax na final bi bi mu koy jël yàlla xam na ne mënut lii mu def tey mais nag lépp ngir bëgg ngóora rek tax mu defe nii di ko santaat bu baax nag parce que li muy def nii defalu ko boppam Caajaay gépp la koy defal ba tax na comme li ma la wax ci sama njëlbeenu wax rek duma ki nga xam ne nii maay gërëm Yatta Youm mais dama koy gën a yokk conseil rek fi mu teg tànkam nii bu mu ko teggi te xam ne lépp lu mu def boppam la ko defal man nag xaritam laa bu sës ci moom xam nga mais nag nee naa la duma ko gërëm de mais dama naan ko fi mu teg tànkam bu mu ko tekki ba tax na lépp lu mu bëgg rek yàlla mën na ko cee jàppale parce que xol bi rafet na te yaakaar naa sa xol bu rafetee lépp loo yóotu jot ko ñun ñaar nag benn lañ saa boo ko gisee muy ñëw ci yow muy ñëw ci keneen maag moom ay ànd xam naa nag xàmmee woo ma yow bu baax mais maag moom saa buy jóg man lay àndal ba tax na daal kontaan naa ci bés bi trop kontaan naa ba kontaan fi mu yem. Yatta dala toppee Mboro rek Yatta moom ku la toppee Mboro la xam naa la bu baax waaw ba léegi rek ñu ngi fii ci kër gi grand tribunal la. man Siré laa tudd. mais gis nga Yatta naan la yaay booyam quoi. Yatta moom noonu la may def quoi xam nga moom daf maa xaw a yeb quoi sama boy la daal. waaw tey ji nag ñu parrainé ko final nga ñëw yendu si ak moom fas yéene ànd ak moom dem stade nan nga gisee parrainage bi. waaw parrain bi de moom dañ koy rafetlu parce que lii moom lu rafet la balaa ma commencé nag dama dégg léegi président Bour ci interview am mu wax lu am solo Bour ak Yatta bokkuñu parti politique mais boo leen gisee ñoom ñaar da ngay defee ne ñoom ñaar ñoo bokk lépp kon politique warta tàggale dafa war a boole mais su demee bay xàjjatle rek baaxatul Yatta nag wax dëgg yàlla nit la xale la nag moom mais nit ku baax la am na cëfër nii mais du jàpp te lii muy def loolu la nit ku baax di def te lii ki nga xamante ni tey mooy yilif dëkk bi muy Omar na ci xool di ci copier parce que nag Yatta mënul kenn ku nekk mu jox la mais am na loo xamante ni tey su ko amee daa fekk daf ko ji nit ñi parce que nit ñi kenn moomu leen man bokk te duma ni kenn yàlla nuy nal te gisuma ko mais daal li ma lay xamal mooy Mame Yatta xale la bu baax mën na def ak ku ne nag ni nga koy gis nii am na tuuti jikko nii mais bu ko ci yàlla xiiree bu deñee mën na def ak ku ne mun na def ak moom te lii mu def moom lañ koy doyee nit su fekkee da nga ànd ak moom da nga koy jàppale ni nga koy jàppalee mooy façon yu mel nii Omar mënul li war a xew ci dëkk bi yëpp ñu tudde ko mënul ne kon moom su booy yi ñëwee tey indil ko parrain bi Bour jóge fële indil ko parrain bi mu nangu ko loolu ñun dañuy def lu di ko rafetlu ASC yi nga xamante ni ñooy fufubal benn bi sama ASC la première ngel bi njëkk a organisé maa leen boole ak Omar Youm dem fa may leen xaalis bi ñuy taxawal seen ASC kon tey dama am ñaari part ci affaire bi pare nañ ko Yatta sama ASC moo koy finalu ma leen di ñaanal nag ñu jël final bi avant tout Yatta soo gisee lii mu def nga xam ni lii bëgg lu rëy la président Bour mi dama koy yokk di ko wax na gën a góorgóorlu bu mu déglu wax amul njariñ ku ne ci kanam nit ñi wax ki ne ci ginnaaw kenn du wax ak moom te ku jiite ñu wax ak yow na gën a muñ gën a góorgóorlu xam ni njiit dafa metti parce que finalam bi
dégg naa ci lu ne. kon tey su yàlla dogalee tey ba parrain bi taxaw ba final bi war a am tey dama naan alhamdulilahi rabil alamin yàlla na leen yàlla jàppale. maam yaat nag maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla jàppale taxawaayam gën a yàgg mu gën a góorgóorlu gën a def effort yàlla jubale ko ak magam ñu ànd parce que mi ngi koy liggéeyal nag lii mooy liggéey bi. mais dem di diverger di ko nettali di ko tàggaleek ay nit loolu amul njëriñ. politique plus la mais amul moyen. parce que tey man bi ma duggee ci kër gi gis naa fi xale yu bari yoo xamante ni newuñu woon ci ginnaaw Omar yi ma xaw ma nag nu yaata naxanteeg ñoom ba tey ñu topp ci ginnaawam. voilà comme ni ñu ko waxee woon rek ba léegi rek ñu ngi fii nag kër Mame Yaté ñu nekk fi nag ak benn góor gu baax di xaritu Mame Yaté nee na sax rakkam nga de sëñ bi tur bi nan la. man maa ngi tudd Adama Diallo. waaw Adama tey nag sa grand de lañ parrainé moom mooy parrain au final bu mag bi tey lan nga ñuy wax ci sa grand Yaté. ñu ngi sant yàlla julli ci yonent bi Seydina Muhammad di ñaan yàlla may ko ndam di kontaan ti ñëw bi ngeen ñëw kii ma àndal ni mooy El Hadji Mamour Ndiaye mooy chef délégué de quartier ci Escale fii ngeen ñëw tey Yaté nag ñu ngi koy ñaanal yàlla ndax xale bu yaru la bu am njëriñ la ku déggoo ak i moromam la ak i rakkam moo tax ñu jiital ko parce que gis nga kër gi ni mu demee woote ñu wujji ne dafa jafe njub ak ngor ak tabe nag moo koy indi xale yi kenn du leen dajale te doo joxe dara même mag ñi dégg nga wax ne nun ay rakkam lañu wax na dëgg parce que moo cër bi mu ñu jox moo tax bi mu ñëwee biig la yónnee nun nañu ñëw yendu si di ko ñaanal yàlla jàppale bi mu jàppalee magam di El Hadji Marium di directeur cabinet président de la république te maire de commune u Thiadiaye nun xam nañu li muy def yëpp magam a tax jàppale ko nekk ci ginnaawam te yàlla rek tax ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may ndam ñuy ñaan yàlla na yàlla fol Macky Sall ci premier tour ñu ngi ñaanal yàlla El Hadji Marium yàlla na ko yàlla jàppale ci barke Seydina Mohamed yàlla nañu yàlla may ndam loolu rek la ñu bëgg yàlla na ko yàlla defal parce que yar la ñu jox ak teggin waaye nag day lamba poos léeg-léeg moo tax nag ñu kontaan ci moom lool waaw parce que ku bugg ku la gërëm jaajëf dafa gàtt trop waaye ko deful dara doo ko dégg ñu ngi koy ñaanal yàlla di gërëm yaayam ku baax la ku mun a defare la ku mun a joxe la di gërëm borom kër gi ku lakk mburu du tudd dëkk El Hadji Mbayum mooy papam mooy suñu mag moom nag léegi moom mooy suñu mag moom Yaté waaye nag li muy làmba poos moo tax nu nangu lool waaye bu feralee rek ñu feral ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam ci barke Seydina Muhammad lu mu bugg ci ginnaaw magam di El Hadji Marium yàlla na ko yàlla defal ci xorma Seydina Muhammad ñu ngi sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad di leen dalal jàmm di wax nañu néew na ñu wax ci lu mel nii politique nag jaar nañ ci lu bari parce que ñàkkar lañ àndoon ci jamonoy politique bon politique yàgg nañ ciy dugg waaye wax dëgg yàlla xale yi njëriñ lii am Thiadiaye ci ñoom lañ ko gisee ñun sonn nañ ci politique waaye nii Omar def ak rakkam yi bàyyi kii mii Yaté mii wax dëgg yàlla gërëm nañ ko sant ko te it lu Adama wax rek ku lekk mburu tudd dëkk xale yi mooy kenn du gis nag gannaaw du topp koy taxane bàyyi koy bojji gune lañ koy doyee mooy njëriñ te moom yàlla def na ko ci moom boo ñëwee kër gi xam ne am nañ njëriñ toppatoo nañ seen i waajur ndax dañuy wax ne jëf tàmbali wees bay tànk na nga tàmbali say waajur ginnaaw yàlla yonent bi ñaari waajur loolu lañ gis ci ñoom di leen ñaana yàlla fan gudd ak mu ngi rafet fu mu bëgg a yeggee yàlla na fa yegg. mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV ni ma leen ko waxee woon nag tey événement bu mag la ci Thiadiaye man je me rappelle final bi ñu fi mujjee def final bu neex final boo xamante ni Sénégal gi ñëpp ko doon coow Mame Yaté moo ko organisé woon gis ay pétard ñëw ci biir stade bi toj Mame Yaté tey nga nekk parrain wu final bu zone 11A lan moo tax nga nangu nekk parrain wu final bi tey. bon d'abord Ndiaye Diatta dama lay nuyu. di nuyu ñi teew fii ci salle bi ak aussi ñi nga xamante ne ni ñu ngi ci biti yaa ko gis bi nga duggee si biir gis nga ne bon fu ne nit jóge na fa pour ñëw bokk ak ñun bés bi gën ñu ko oyofal
li nga wax aussi yaa ne am na final bu ñu fi organisé woon mu nekk final bu neex. ñu toj ko. mais tey lay dàq nag parce que xam nga loo. non non yaa defal naa final boobu moom Thiadiaye dafa nekkoon zéro fu mu toll nii moom moyen moom mënoo leen ko indi tey moom moyen mënta am. jàppal ne fi mu nekk nii dinañ nekk ci moyen 30. parce que xam nga loo xam ne dañ ko doon defal. ak yéene. à plus forte raison nga di ko defal sa bopp. incha allahu rabbi dinañ ci def le maximum. yàlla nag mooy sottal. te ñu ngi ñaan yàlla jàppale ñu mu sotti. final bi ni ñu ko gisee dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin dañuy sant yàlla bu baax boo déggee témoignage yëpp da ngay dégg ñu ne la xale la et effectivement c'est ça tey suñu ay at dafa tolluwul ci parrainé suñu at dafa tolluwul ci wax suñu at dafa tolluwul peut-être ci dox ñun tey voilà defal taxawal defal nii tey bu ñu taxawee nag ba nga xamante ne ni génn nañ ci viwu figurant bi te nekk acteur ci dëkk bi loolu dañ ciy sant yàlla bu baax di remercier aussi Bour bi nga xam ne moo porté choix am ci sama modeste personne ñu fas yéene aussi def ci lépp loo xamante ne ni yàlla dénk nañu ko muy ci jot muy ci kàttan muy ci lool ci loolu aussi zone bi solal nañ ASC yëpp mayo finalu cadet bi aussi jox nañ leen ay mayo defal nañ leen aussi Thiadiaye football club bi nga xam ne day doog a juddu prévoir nañ ko pour jox ko ñaari jeu de maillot et puis aussi ak ay ballon de basket ak ay polo pour nga xamante ne ni dinañ mën a exercer seen sport niñ ko bëggee et puis peut-être aussi dans des conditions acceptables dégagé nañ aussi benn enveloppe bu 1 million et quelques parce que dañu jox le vaincu dañ ko jox 400 000 ki ñu gagné ñu jox ko 200 000 muy senior yi cadet yi ki gagné ñu jox ko 150 000 ki ñu gagné ñu jox ko 100 000 zone bi jox nañ leen enveloppe bu 200 000 pour ñu mën a organiser tout ce qui est li nga xam ne yëpp moo jëm ci préparation yi parce que li ñu bëgg mooy mu nekk fête de la jeunesse beneen bi aussi tey dañu bëgg aussi stade bi mu nekk entrée libre et gratuite loolu yëpp ay coût la mais sant yàlla on a pu supporter tout ça li tax aussi ñu nangu ko c'est juste que lépp loo xamante ne ni moo jëm ci Thiadiaye moo jëm ci jeunesse moo jëm ci nekkinu waa Thiadiaye rek loolu moom amatuñ ci sago moo xam dañuy miraas suñu bopp moo xam dañuy yori bor moo xam dañuy tëb di dal mais incha allahu rabbi dinañ ko matale. mais yaa tey une grande première encore nga wane waat sa grandeur wane waat sa générosité parce que tamit final ñu ubbi bunt yi ne ñëw leen dugg seetaan amul fay dara encore ay surprise la dem. waaw xam nga ak yaate moom c'est-à-dire que xoolal surprise yi jàppal ne ba final bi di jeex waxtu wu ne surprise la waxtu wu nekk rek am na lu cay xew parce que nag yàlla moo bindee suñuy mbir noonu yàlla moo bind ñuy nitu ngóoro yàlla moo bëgg bindee aussi ñuy nit ñoo xamante ne ni aussi à chaque fois on cherche à innover te incha allahu rabbi dina fa nekk. lan ngay wax ASC yi war a finaalu. ASC yi di leen wax ne bon nañu nekk ci fair play comme ils l'ont toujours été c'est-à-dire que Thiadiaye quoi qu'on puisse dire aussi on a une jeunesse très disciplinée ba wax nii mën na am nii rek yooyu mais bon du ñu àgg nag ci exercer ay violence ci suñu biir tey boo xoolee parce que li ko waral ci suñu forme de fréquentation da ngay gis kuy football ASC X ou Y ñoom ñooy fréquentante ñooy toog ñooy waxtaan match rek moo leen boole mais au-delà wu match bi c'est des vrais amis te incha allahu rabbi bon di leen ko fàttali rek mais xam nañ ne ñoom ñu ngi ci ba pare. très bien kon sama cameraman Zal ñu dem ci biti xool li fa xew buñ paree dem seeti ASC yi buñ fa jógee dem stade tey moom xam naa ne du yomb. wayal sa wayu ndam di da ngay béggal sa xol bi ndax yaa yor bànneex bi ni tey bés bi sa bés la sa mbër daan na kontaan nga bu ñu daanee sa mbër na nga fexe gore comme yi dañuy jongante faw mu am ku may la jaaru la defante di xaste ka doore jongante foo ak ree la boo gañee foo ak ree la boo ñàkkee foo ak ree la
téléspectateurs yi seetaan Mbour TV gis ngeen nag tey ci suba ba léegi ñu ngi fii ci Thiadiaye li ko waral nag moom mooy final bi nga xamante ni Mame Yatta Youm moom mooy parrain bi ci suba gi nag ñu ngi woon këram léegi nag ñu jóg fas yéene seet si ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñaari ASC yi war a final mu am lu mu leen indil ñoom it ngir ñu waaj li nga xamante ni moom mooy final bi ñu ngi fi nag ak waa ASC Yaakaar ñoom nekk nag seen regroupement nekk ci seen i affaire ak yooyu seen i xarxa fuufa ak yooyu di waaj final bi dalal nag parrain bi di Mame Yatta mu ñëw moom it ak ay sëricéem ngir ñaax ndaw ñi jëm ci final bi ñu football ko ci fair play buñ jógee fi nag dinañ dem tamit seeti ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa mission ñoom ñu war a final ak waa ASC Yaakaar ñu leen di wax rek ñu football ko ci fair play que le meilleur gagne Mbour TV dina leen ko toppal incha allah ba ci trophée ba. boo ko gagné dalal. naam demee nii demeewu ko mën na am bu ëllëgee mu gën fee neex ba ma làngat samay gaay ñuy bànneexu xam ne lii folo nii lay mën a demee fawum jongante nii lay demee tey ji yow la bu ëllëgee keneen la foo ak reete lañ ci jublu moo tax ñu war a dal tey nangu defet jongante foo ak ree la boo gañee foo ak ree la boo ñàkkee foo ak ree la lépp ci foo ak ree la buñ la gaañee muñal boo ko gaañee dalal. demee nii demeewu ko mën na am bu ëllëgee mu gën fee neex ba ma làngat samay gaay ñuy bànneexu xam ne lii folo nii lay mën a deme fawum jongante nii lay deme tey ji yow la bu ëllëgee keneen la foo ak reete lañ ci jublu moo tax ñu war a dal tey nangu defet jongante foo ak ree la boo gañee foo ak ree la boo ñàkkee foo ak ree la lépp ci foo ak ree la buñ la gaañee muñal boo ko gaañee dalal. presque ñu ngi waaj a commencé. remercier Richard li ma neex ci Richard leen rek la Richard dafa mën a dem. Richard mon nom est Richard. Aujourd'hui c'est la journée de Richard. Oui Richard. Richard boo amul ci côté. Côté encore.
l'inspecteur des armées, le président de la journée, parce que ça va? Ça va bien? Y'a des petits diables. Nafio? Alors, jeune homme, ça va? Alors, yo? Ça va? Y'a des petits diables. Pas trop. À toi le deux. À toi le deux. Alors, comment vous allez? Ça va? Bien. C'est là, Raoul. C'est là, Adam. Ça va? Hassan. Rek ci jàmm. Da ngay tey. Ça va? Alors, comment va? Ça va? Ça va rek ci jàmm. Rek ci jàmm. Bonne chance. Bonne chance. Bis bi tey bis bu mag la seet. Bonne chance. Bonne chance. Ñoo daje fii tey ci stade municipal bu Thiadiaye. École primaire jàngalu ñoon drapeau national dañ leen di ñaan ngir yàlla ak yonent bi bu ngeen déggatee suñu bàkk réew nit loo mënti di jàpp danga koy bàyyi su la fekkee ngay dox dangaa war a taxaw bu la fekkee ngay lekk dangaa war a téye dank bi ba indi bi jeex parce que loolu mooy yoon mais dama gis bu ñu toogee bu ñu def suñu national toujours bu ñu jógee ci loolu tamit gisaat nañ beneen délégation boo xam ne nii comme ni ma ko waxee woon ci kaw rek laa koy waxee ci suuf de gauche vers la droite yaakaar naa ni Ibrahima Ndiaye kenn dootu leen ko présenté mu ngi fii ci Thiadiaye rawatina doomu ndeyam jële mu àndal mu Ibra Seck bu ñu nee Ibra Seck nag gis ngeen Pape Sène ñoom ñaar foo gis Pape gis nga Ibra foo gis Ibra gis nga Pape xam naa ne ñoom ñaar moom ku ci njëkk am seet bu bees moom boo tawlee góor sa morom nga koy tuddee ñaari paa yi ku ci njëkk am seet bu bees moom ñaari paa yi tooñ ku ci njëkk am seet bu bees kay sa morom nga koy tuddee ñoom duñ tàggoo am loolu daa rëy ci rajo bi loolu daa rëy ci rajo bi de waaye jàll na kay journaliste bi bindal loolu yi éponge bi wat na journaliste bi bindal boobu ñaari paa yi sa ginnaaw bind ko yóbbu ko Mbour TV ku ci am xale kay xam naa ne moom ki ko njëkk a taawloo moom la waaw kon kookuy dugg si mooy le maire le secrétaire municipal mooy dugg si nii ànd ak délégation spéciale bi donc gis nañ ñu ngi saafonte di nuyu le président Bour Sine yaakaar naa ni tey bés bi nañ ko bëggee woon noonu lay demee kon nit ñaa ngi ñëw ci kanam tuuti rek
yaa ngi toog foofu Zakaria dama xoolal carte dégg dama tëdd du quoi. parce que gis nañu trio arbitral bi tey dafa jaar yoon ñëpp gis nañ ko parce que loolu mooy yoon ñu ngi leen di remercier bu baax. waaw gis ngeen ko de président Abdoulaye Wade moo ko waxoon parité de benn góor benn jigéen ñaari arbitre de tous yi benn jigéen la ak benn góor xam nga 4 arbitre mën na am sax parce que mooy kii bi loolu mooy yoon. parce que ñoom Sénégal léegi loolu la ñu wax benn góor benn jigéen rek lu góor man jigéen mën na ko. Sénégal nag léegi match yi xam nga lan moo ko yàq yu ci bëri ministère de la femme la ñuy liggéey loolu rek moo sonal booy yi. xam nga ministère de la femme et de la famille moom loolu bu doon Mor Faye dugal na ko bu yàgg waaw bu doon Mor Faye di nuyu sama góor Souleymane Samb sama gardien xool ko tey ala baay waay tey neexul traite waay mënoon naa ko de lii ànd naag Malo Waly moom ko teg booy nag mag la de ñoo bokk classe tey ba sem doo ko gisee xeex rek waaye léegi grand la kon Waly ñu koy gis nga ko mu ngi noonu nag parce que nee nañ kuy dem bàyyi sa géwél ginnaaw ak salo boo ñëwee nuyu sa deemu ndey ñu koy wax waa Mbour TV kon yaakaar naa ni loolu ànd na ñoo ñu waay Jegem FM 104.8 kon Demba kontaan nañ ci c'est le pas Miss Amadou parce que Bonwa waa Thiadiaye dañ ko namoon nañ la moo tax ak suñu grand Pa Moussa gis nañ leen bu baax kon tey ba léegi match bi demagul fenn dañuy soog a commencé rek des lu bëree bëri dugal 2 bi taxul nga gagné kon ba léegi dañuy ànd ak ASC Mission ak ASC Yaakaar ndeysaan xoolal ma Malick nga nële Malick léegi kenn ñu wetu la jàkkaarloo ak Malick naan ko boy bi temps yi muy libéré Mission ñu naan boy bi rek moo ay boy bi Malick de boo ko waxatee boy bi doo réere sa kër Malick gars yi de ku jàkkaarloo ak yow waxati la boy bi tey du réere këram dañ koy indi reer
buñ jógee ci loolu ñu gis doomu ndeyam di ma àndal ñu koy wax Alphonse mooy l'ancien joueur de l'ASC Santé doon takk numéro 6 kooku mooy Alphonse Naam wala ma sama copain nag toog ci suuf Barthélémy Dias bi nga xam ne moo lëmbee Sénégal Barthélémy ak doomu ndeyam Alphonse ñoom ñëpp gis nañ leen tey kon du ñu def lu jox ñoom présentateur yi su ko defee ñu nuyoo ah Ibrahima Ndiaye man ngeen commencer nuyoo en attendant. merci Cheikh jërëjëf ñu ngi lay wax jaajëf parce que yow rek la suñu doomu nijaay nga di doomu suñu kilifa bu baax di suñu nijaay Moussa Faye yàlla yokk leeram sa baax sàq te yàggal ñu fi lool ñu di ko ñaanal lépp ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla nangu ñuy wax ne li ñu fekk tey suñu xol sedd na ndax ñii nekk si biir terrain bi muy yaakaar ak ASC Santé ASC mission suñuy rakk lañ ak suñuy doom ak suñuy jarbaat mën naa ne ñoo fi ñëwoon ay at passé avant 2000 nangam te suñu toogee ba suñuy rakk ak suñuy jarbaat tey di diriger nawetaan ñii di fubal suñu rakk Buur Diouf tey organiser final bi parrainé ko suñu jarbaat suñu rakk Maam Yaata Yum yaakaar naa luñ ci wax lu ne lew nañu li la koy woon mooy tey soo xoolee fii si kaw ay xaritam ay doomu ndeyam ñoo fa nekk suñu tuddee ku mel ni Koor Faye mën na yóbbaale ñëpp ak suñu jarbaat Cheikh secrétaire municipal di sama jarbaat Alxan Cheikh Dione su ma àndee samay mag ak samay nijaay muy Ibra Seck di sama mag di Pape Sène di sama nijaay ndax yàlla moo ma natoo képp ku sant seen rek nijaay nga si man ñuy gërëm aussi les journalistes la ñu fi fekk ak ñi nga xamee ni ñoo yore brigade gendarmerie moo ñu noppal suñu jubee yàlla dina leen dimbali ñoom ñu noppal yàlla leen yàlla dimbali. lii kenn du leen a jërëjëf Caajaay ñun ñoo ko moom ay nit lañu nit day def yëfu nit kenn du jóge feneen ñëw du ñu dimbali du ñu defaral Caajaay ñun ñu moom Caajaay ñooy defar Caajaay te jàpp naa ne tey lii nga def nii si defar Caajaay la bokk. organiser nawetaan xeex amul fuloo amul naayoo amul xëccoo amul ba tey ñaari équipe yi qualifié di def seen final yal nañ ko def si jàmm ñu kuy gañe si jàmm ñu tàggoo si jàmm ànd si jàmm ndax jàmm ci la lépp xëj day yëngu si wàllu politique ñu mën a nangu liggéeyam bu rafet mën a nangoo si biir Caajaay ñu mën a nangu aussi sonnam si nit dama jege ko lool ndax ñoo bokk baay yaayam di sama mag kon su amee bés bu mel nii nga tàllal ma micro di ma laaj ne ma lu ci sa xalaat sama xalaat mooy nañ ko ñaanal yàlla yokk ko ba lu mun na ma def si àdduna mu yomb ko lool ba ñun ñëpp ñu fekke ko wàllu politique bii muy yëngu nga xamee ci la ko ñëpp xam lépp lu mu ciy séentu yal na ko yomb te yàlla dimbali ko ci ba mu réussir ci kon ñu yemale foofu suñu kàddu ba ci kanam tey ñaan yàlla it ñun waa jàmbaar ASC bi nga xamee fa laa bokk Maam Yaate bokk fa moom mi ñuy parrainé bés bi ñu ngi ñaan talal loxo waa ba lépp lu ñuy séentu si fub boobu ñuy fubal ba ngay am ñaari ñam ba ñetti si bëgg démb yàlla nañu yàlla dimbali bépp bi ñëw fii Caajaay comme ni ñu ko defoon daaw ñu ngi ciy tàllal loxo waa Caajaay gépp ngeen defal ñu ci ñaan. Ibrahima lii dafa doon xew-xew boo xamante ne ñun waa Caajaay dañ koy wax sant yàlla ndax dafa nekk ci sunu biir ci ñaari fànn yi yëpp ndax ki nga xamante ne moom la ñuy wax buur di buur Coumar Gofel Diouf papaam nekkoon combattant ancien ci biir Caajaay ci jegem
reyante fii reyante boo xamante ne waa jege mag waa Sine ñëpp dañ koo xam mu walbatiku tudde doomam Buur Coumba Ndoffène Diouf mu doom jooju ñëw Caajaay booy dem di ñëfe ba am lii mu am booy digal li mu loolu ab cant la jërëjëf Diouf ñu jàll ci ki nga xamante ne moom la ñu parrainé bés bi di Yaate Yaate doon xale bu yaru xale bu maanu xale bu teey bëgg ñëpp nag ñu koy ñaanal li nga xamante ne la foofu la dëgg rek loolu ma dëgg ndem tuuti de moom xam naa neex ñëwal vraiment foofu di ko lijjanti ci kër ga ndax ki nga xamante ne dëgg nit ñi ñëpp mënoo tëb rek ne yoon wi maa ngi noonu xale yaa nga fa kër ga nga fees del animation baa nga ci kër ga kon balaa moo mën a ñëw ànd ak ñooñu nag def leen di prévoir ah kon dama yàlla waaw est-ce que xam nga ne maam Yaate ak Buur Sine ñoo bokki maam ngay Sëriñ Fall li nga xam ne moo jur maam Yaate maam Faat Diouf c'est direct la si Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf kon tey su buur ñëwee tey parrainé maam Yaate final jàpp naa ne ñaari ak ay jigéenam yu rafet yu baax yu yaru teg ci nangoo liggéey yi ci biir Caajaay ndax nag dañoo wax ne bu xew-xew amee nga jóg say jigéen ak say rak ak say mag topp ci sa ginnaaw mënoo faa wéet kon buur la ñuy wax rek moo ca nekk nga gën a góorgóorlu gën a bëgg say bopp bëgg say xel ñëpp talal ñoxo ñëpp yaakaar naa loolu ba amee ah dañuy sant yàlla rek di ko jëlee sant na nga xamante ne moom lañ ko doon sant ah boo wuyul fële bu ko batee ngeen ñibbi de lii ñuy wax yëpp di ko tiitaroo nag daa am li tax nag dañoo ànd ak sunu mag sunu président dafay mel ni rek moom ci wàllu boppam Omar a ngoog kon kooku nga xamante ne moom lay wax nag di président Ibra Seck yaakaar naa ne ni ko Ibrahima waxee sànq rek moo duñ ko laam-laamee ndax ñëpp ko xam biir Caajaay Ibra mbir maa ngi nii xew-xew baa ngi nii yaakaar naa ne xam nga ki ñu parrainé ak ki parrainé kon Ibra vous avez la parole. jërëjëf di leen waaw góorlu jërëjëf seen Ibrahima Ndiaye ak ñi nga xamante ne ñi nga xam ne moom la ñu fekk tey mu yore plateau bi ñoo ci final bu mag bu am ci zone 11A jarbaat di doom du mbokk di Caajaay di Buur Sine Diouf jiite ko dama wax ne tey bés la bu am solo jërëjëf Khalifa Faye géwélu buur ñoo lay nuyu kooku mooy géwélu bañ géwélu Macky Sall ca Fatick Khalifa sunu rek ku baax ku yaatu ku yaatal aar ñoo ngi lay dalal jàmm di la tatagal di wax rek Cheikh
sunu rakk moo ko produit merci beaucoup Khalifa merci beaucoup ñu ngi félicité nag famille yu mel gépp nga xam ne tey ñoom la ñu parrainé bés bi kan moo leen parrainé bés bi ak lan moo tax ñu parrainé leen ko mooy Boor Diouf di doom ci Caajaay ànd ak famille néeg ndeyam ak néeg baayam ay kóllëreem ak ay xaritam ak ay dëkkandoo ñu teeru tey parrainé bés bu mag bii nga xamante ne moom Boor Diouf moo ko jiite tudde ko nag xale bu baax ci famille yu mel ne waa Caajaay tey ñëpp am nañ fierté lii dama dégg xale yi ne mooy fair play xale yi dëkk bii di ASC yi ñoom ñoo organisé bokk Caajaay bokk ndey bokk baay taxaw ci seen ginnaaw mag bokk mooy kan mooy maître El Hadji Oumar Youm maire de Caajaay le directeur cabinet du président de la République dama wax ne tey famille yu mel yëpp ñoo xewle famille Caajaay yëpp moo xewle Caajaay famille yi ko composé bari na famille Ngayeen ñu ngi fi ñëpp a ngi fi ndax maam yaate ànd na ak ay bokkam ak ay xaritam ñi ñëw tey animé si bés bii nga xam ne moom lañ ko tuddee te ki ko tuddee di doomi Caajaay di doomi Jegeen di Boor Diouf Boor xale bu baax la ku bokk ci famille bu baax parce que papa nijaay la ci ñun nit la koo xam ne le grand historien la bu mag dëkkoon fii ci département bu Mbour dëkk fii ci commune Caajaay nekkoon ancien sous-préfet encore adjoint sous-préfet wëlbatiku it nekk historien grand historien bokk it ci famille bu riche muy famille Dioufène soo leen toppee da ngay dem ba Jaxaaw dem ci kër bu waaw quoi de plus normal xam nga yaate li ñu boole dafa bëri non seulement suma frère la mais suma xarit la nekk ci responsable yi nga xam ne yow am solo la fii ci dëkk bi di fi def liggéey bu am solo dégg nga déjà témoignage yi ñu ko defal donc c'est normal que ma ñëw fekke bésam encouragé ko félicité ko wan ko ne bésam ak suma bés benn la et puis ànd bi aussi àndu yëgante la parce que lu mu nekk dama ci war a nekk parce que man lu ma nekk na ci donc loolu moo tax ma ñëw tey pour ànd ak moom ci final bi. waaw message yi ma am habitude di leen lancer rek mooy message yu patience waaw parce que àddina xëyul sotti dañu nekk ci liggéey Sénégal donc liggéey boo gis tàmbali bi dafay metti ñu def benn mandat ñu gis résultat yi mandat boobu jur ci koom ci alal ci yokkute mu des nag li nga xam ne moom la président wax ci yéeneem ci jeunesse bi ak emploi de la jeunesse ngeen gis déjà programme yi mu commencé tëral ci formation professionnelle ngeen gis déjà université yi mu commencé yokk ngeen gis bourse bi mu commencé yokk gis campus sociaux yi maanaam li nga ci jëm ci hébergement ni mu ko commencé yokkee nga xam ne ku am yéene ci jeunesse bi la rawatina nag jeunesse bi nga xam ne dañuy jàng bëgg a tekki donc loolu président mu leen di bàyyi xel mu yokk DER bi gis ngeen DER bi mu ko indee 30 milliards pour jàppale jeunesse bi parce que léeg-léeg dañuy jàng ba pare bu ñu génnee duñu mën a am liggéey président ne leen dugg leen ci entrepreneuriat parce que lu am solo la andil leen ay mécanismes de financement et d'accompagnement loolu dañ koy rafetlu donc li ma bëgg a wax daal mooy ndànk-ndànk mooy jàpp xolu ci ñaay tàmbali nañu liggéey bu am solo loolu nag incha allah président émergence 2035 la wax gis ngeen parc industriel bi mu andi loolu lépp c'est pour la jeunesse donc ñu def ndànk rek gëm ko xam na nag lu jot yomb te ñu ngi ci yoon bi te président xam na problème mu jeunesse parce que daf ci jaar na ci ndaw politicien jaar ci ndaw étudiant donc kenn mënu ko jàngal lu bees ci loo xam ne ay jafe-jafe jeunesse bi la mais li ci des mooy teg nañ ci bët diagnostic nañ ko nañ ci def ndànk mooy jàpp golo si ñaar ñoom ñëpp patience daal la ñu war a am ànd ak président gunge ko ba mu amaat deuxième mandat dinañ gis lu ëpp solo la ñu jot a gis ci premier mandat bi. waaw stade bi moom déjà démb rek maa ngi siy wax ak le ministre Makhtar Ba boole lañ ko ci stade yi ñu war a gazonné incha allah war nañu jëlaat sax grille de clôture bi gën ko defaraat.
gën a nag defar connexion électricité bi parce que xam naa ne tey ci kanam léegi nii di nga gis ne éclairage bi dina am problème malheureusement dañuy wax tout le temps entreprise locale entreprise sénégalaise yi nañ leen di jël di leen jox liggéey waaye xam nga rek la yàlla xam doy na tey ñu ngi am stade boo xam ne niñ ko waroon liggéey wuñ ko noonu éclairage bi demeewul noonu donc loolu yëpp day wane ne rek wax dëgg yàlla dañ nekk ay jafe-jafe parce que léeg-léeg ñu jox leen ay liggéey yoo xam ne duñ ko àggali wala buñ ko àggalee aussi du dem ni mu waroon demee mais incha allah teg nañ ci bët ministre bi yëg na ko te bu soobee yàlla dina seen ay saafara. parce que yaakaar naa ne nit ku nekk da nga am cosaan parce que ki nga xam ne mooy borom bés bi ñu koy wax yaate seen géwélu judd dafa ñëw troisième bi pour ASC mission troisième bi kii ngeen xam ni kii mooy Assane Lay nekk communicateur jóge ba Diourbel. asalaamaaleykum waa département Mbour maam yaate du xewle ñaareel ñu ne den sunu yaayam kenn fekku ko ci lu bon kii Yacine Ndoumbe bay bayar ca Koumbe kon dikke teñ ma Fatim Kouré Ndiaye jor ngoone bor buram yéene tumba kuri Fatou den sunu sa yaay Fatou Diouf pour si maye koor ñu wir bi ñu ngi ci jaxaw médaille commémorative lañ doon étoile noire bi Bénin chevalier de l'élection d'honneur médaille commémorative de la grande guerre étoile noire bi Bénin kor ku dama jigéen jooja kor Batel Boy kor Bakki Ngoné Touré kor du Samba Degen Kafo kor ku ma ngay mi ci lambu diis li kor la lambar tako dootuñu la woy ci woy kenn sa jëloo rek ko la ñu lay woy yi li ma leen sanaan ko xam na li yow xam na leen seen discours ne bari dafa ñëw den ci réew sa yaay yaa ko dafa ñëw sa bagay sa yaay yaa ko dafa ñëw wax ne ko ñu woy sa yaay maa ni ku ma ngay borom bor dafa ne maa la ko leen di defar lu bitte sa bakk fat lu bitte fatu may fat lu bitte fat lu bitte yaa si mame dana bëggal tëggu ma ko dikke den na Fatim Kouré Ndiaye sama doom bi xam naa ne nii ngay mel aristocrate fii aristocrate descendant bi gën a gën a ci di koy rey boor jërëjëf léegi dama wax ne bu ngeen baaxee am ak juddu bu ngeen baaxee am ak juddu te juddu ci bés lañ koy wane ki xam sa juddu nag moo mën a nekk sa juddu moo tax lii moo am solo ku am néeg ndey am néeg baay waaye comme néeg baay am néeg ndey te tey de bés la boo xamante ne ñeeñoo yi fi taxaw seen xol seet na buy ndax xam nañu ne maam yaate ñu jëlee ko mu leen jërëjëf Cheikh fii wax dëgg rek ñu bàyyi ko mu dem toog dañoo war a wax ñu ci fekk ne leen lii moo am solo jéem bu baax day am ak jubbu du nga fay. maamu ma dalaloon sunu maam ba mu jóge ci àll ba mënal ko dugal moo ko dalal daggal ko sa sunuy bay tey ca diggante Bambey ak Njakal ak Lambaye. jërëjëf lay sama xol sax jërëjëf lay mën na ko mën jërëjëf. waaw ndeysaan yaakaar naa ni
nit ku nekk lii nga am parce que nee na nit ku nekk bésam la am soo amee sa bés sa gëlëri ju du ñëw moo tax ku ci amal gëlëri ju di boo demee nga dem wuti kay voilà may bi tuuti léegi nag dañuy commencé ci liggéey bi parce que match bi li ci des bareetul ñu ne ASC ñaari tali mën na jege si ñu leen di jox seen loo mooy Ajaratu Binta Faye Ajaratu Binta Faye dañuy ñaan nga wàcc si pour jox ñaari tali seen loo alors le représentant de l'ASC ñaari tali mën na jege si le représentant de l'ASC ñaari tali 2 après ASC Rakaju Laye Diouf moo leen di jox Laye Diouf mën na préparer ASC Rakaju en même temps. ñu mën a joxe trophée bi fii ci kaw tribune municipale capitaine ngir joxe trophée capitaine fan yaakaar ci kaw capitaine capitaine bi ñu soxla ci kaw lii mooy xale yi nga xamante ne ñoo gën a ASC yi moom la tuddee tey bis bii nga xamante ne tey je pense que ñoo ko waaw ndeysaan lu gën a rafet lii jërëjëf ñun tudd nañ la ko mat na ko doxal na ko remercier bu baax dëgg la parce que gis nañ tey du ñu jàppale rakam bi ko yoxal bi ak Ndiaye Ndiaye waaw mu ngi noonu jëlee coupe bi di ko yëkkati moom monsieur le ministre ak ki nga xam ne mooy capitaine bu ASC bi nga xamante ne mooy mission ak Maam Yaate pour Diouf waaw très bien man sama teewaay ci Thiadiaye foog naa Sénégal xam nañ sama relation ak Omar Youm donc Omar Youm mu amoon benn frère am nga xamante ne moo organisé woon benn final bi fi amoon ñu ñëw pour teewee ko donc pour wane ne que dëkk la boo xamante ne gis nañu fi ñuy yem ci sport dëkk la boo xamante ne gis nañ ni ñu amee mobilisation dëkk la boo xamante ne tamit gis nañ fi lu doy waar mooy respect et mun man nekk Thiadiaye chaque fois bu ay final amee Omar Youm saa bu ne ma am na lu xewar Thiadiaye rek damay yàqamti ñëw indi sama ay mbokk artistes pour ñu teewee ko parce que dëkk la boo xamante ne wax dëgg yàlla sama réew la man moom laay wax Omar Youm dinaa ko Thiadiaye sama Thiadiaye la waaw. lan moo tax Thiadiaye nekk sa Thiadiaye nga bëgg Thiadiaye. parce que yàlla dafa def ma xamante ak Omar Youm depuis très longtemps mu may faral di wax toujours waxu Thiadiaye bi ma njëkkee ñëw Thiadiaye bay dip laa fi indi woon benn concert ci stade bi et puis depuis lors gis naa ne damay dox ci mbedd bi wax naan ma rapportu Thiadiaye bi mu nekk dem ba nga xamante ne moom lépp lu muy def au niveau de Thiadiaye man lay féetale tout ce qui est culturel maanaam bu soxlawee yenn accessoires yi bu soxlawee yenn musiciens yi bu soxlawee leen yëpp man la naan ba xaw Thiadiaye même lu xew Dakar daf may woo ne ma gis naa lii xew na Dakar bëgg naa mu xew Thiadiaye et mu nekk nit bi nga xamante ne wax dëgg yàlla loo wax Thiadiaye moo ko ñor dëkkam moo ko ñor donc di remercier Omar Youm ci confiance boobu déjà et puis di wax que ne nit la boo xamante ne fonk na réewam xaw ma ku fonkul réewam mais moom Omar fonk na réewam loolu wóor na ma. voilà jërëjëf mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV gis ngeen nag reportage bi ñu leen defal ci suba ba léegi ginnaaw nag bi ñu ñëwee yendu si fi nga xamante ni nag moom mooy kër Yaate Youm
gis ngeen tey suba tamit li ñu def jóge fa nag dem ci stade ba match bi nga xamante nag moom moo doon dox ci diggante yaakaar ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa ASC Mission nag ñoom ñoo jot a dóor ñooñu day waa yaakaar 3-0 surprise bi nag ci final bi mooy ñëw ki nga xamante ni moom mooy maire Thiadiaye di ministre directeur de cabinet du président de la République di mag ci yaatu yum kenn xaaru ko woon ci stade municipal mu ñëw nag teew ba final bi jeex loolu lépp waa Thiadiaye ñëpp rafetlu nañ ko yaakaar naa nag sa xol sedd na ci final bi nga xamante ni moom la ñu parrainé tey. waaw comme li ma la waxoon rek Ndiaye satisfaction totale tey je t'avais promis ci suba gi ne la Thiadiaye dina dem ba moins 30 defe naa aussi surprise bi yóbbu na Thiadiaye ba plus de moins 30 est-ce que tey duñu nekk di wax ay moins 60 wala moins lan bon kontante ak mbégte daal lañ ci mën a wax yaa ko gisandoo nit ñi ñëpp ñëw bàyyi seen yitte bàyyi seen jot bàyyi seen lépp ñëw yeen ndox yow la jeunesse di sa ay morom di sa ay nawle mobilisé sol say t-shirt yëpp bu si ay car dem vraiment on peut que s'en réjouir quoi voilà. nan nga dundee final bi match bi nan nga ko dundee nan nga gisee jeunesse bi takku taxaw sa ginnaaw ànd ak yow. Ndiaye ça je vais te dire que j'ai des larmes aux yeux à force de penser à tout ça. C'était pas évident mais par contre yàlla def na ñu réussir ko tey defe naa Ndiaye li ma tuur rongoñ ci sama ci journée tey bi yaakaar naa ne duma ko gaaw a tuurati rongoñ ci sama àddina c'est indescriptible mënuma la ko expliquer c'est-à-dire que les images sont là ñoom ñooy waxal seen bopp cofeel gi ci am enthousiasme bi ci am bëgg-bëgg bi ci am yéene bi ci am loolu lu duñ ci wax lu dul alhamdulillahi rabbil alamin. gis nañ artistes yoo xamante ni sax ñëw nañ ñoom baxaaw ñëw nañ am na artistes yu naroon a ñëw ci yoonu Dakar bi final bi teel a jeex sax parce que déjà comme stade bi amul woon lumière moo tax yaate nu mu demee noonu. comme liñ la wax rek comme li ma la waxoon encore une fois ci suba Ndiaye loolu laa lay wax c'est-à-dire que des surprises rien que des surprises yaa ngi gis baxaaw il est venu tardivement yaa ngi gis ñoom Bastung ñoom Momo Dieng ñoom ñooñu ñëpp ñu ngi woon si yoon bi après bon baxaaw bi leen jiitu moo leen woo pour leur dire que affaire bi jeex na bon mais ce n'est que partie remise le 12 Thiadiaye ñu ngi waajal programme bu rëy autour du ministre Maître El Hadj Oumar Youm ak les éleveurs ak le président de la République ñoom ñooñu ñëpp incha allahu rabbi dinañ fi ñëwaat incha allah. lan ngay wax ndaw ñi nag surtout ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk sa ginnaaw ndaw ñi la gëm politique bi nga xamante ni moom ngay def. Ndiaye j'arrive pas à trouver les mots mais nag am na benn mot boo xam ne mot bu sincère mot boo xam ne day jóge ci xol boo xam ne ni boo ko waxee dafay dajale kàddu yëpp muy jërëjëf merci ndaw yi yaa leen gis jigéen ñi mag ñi yaa leen gis c'est pas comme li ma la wax Ndiaye c'est pas évident mais nag alhamdulillahi rabbil alamin encore une fois li ëpp solo mooy gis nga àddina soo dëkkee ak say nawle dëkk ci dëkk fexeel ba nga xamante ne nii kenn ku ci nekk benn grain de sympathie nga seq ko ak ñoom di ko doxee ak ñoom te mu nekk loo xamante ne nii lu naturel mu nekk loo xam ne amul tricherie mu nekk loo xam ne lu sincère su boobaa da ngay gis ne say mbir yàlla da koy yombal ñoom aussi bu ñuy ñëw c'est quelque chose de très naturel mënuma ci wax lu dul Ndiaye jërëjëf di leen remercier di remercier ñi ma ci àndal tey moom je te dis du ma tudd benn tur parce que kenn ku ci nekk li nga ci def moo raw fuuf man li ma ci def man sol yëre rek tey laa ci def ñoo bâche ñoo doon séddale ndox yi ñoo séddale añ yi même xaalis yi ñoo ko yoroon pour def enveloppe yi def dispatching bi def yooyu yëpp tey mayuñu ma dara bu ma waxee sax dañ ma wax ma ne ñu ne ma demal nga toog cela veut dire que Ndiaye j'ai de vrais amis j'ai des plus que frères des frangins loolu rek laay wax di leen bàyyi ak yàlla
jërëjëf mbokku téléspectateurs yi gis ngeen nag yaate boo leen ko déggee sax ngeen xam ni daawul waxee ni xol bi tooy na ngir li mu gis tey ñu parrainel ko final bi nga xamante ni nag waa zone 11A bu Thiadiaye bi Bour Sine jiite doon ko football mu def ci nag lu rëy ASC yëpp ñu solal leen gis ngeen tey suba tamit dem ci ASC yi doon regroupé tamit seeti leen mu nekk loo xamante ni une première la mën nañu wax fii ci Thiadiaye bi match bi jeexee ngeen gis feu d'artifice yi loolu lépp génn donc li yaate di naan baar bi wàcc na ba 60 bu ko waxee war nañ koo gëm yéen ñi seetaan image yi war ngeen gëm ni baar bi wàcc na ba 60 yaate looy tàggoo. li may tàggoo mooy mention spéciale à un ami un grand frère que j'ai toujours cru et puis aussi lui aussi il ne cesse aussi de me soutenir de m'accompagner depuis le bas âge à nos jours bon qui est le ministre Maître El Hadj Oumar Youm lépp dañ ko koy remercier di ko jagleel geste bi mu def geste la boo xamante ne ni kuy nit ku yiw ça va droit au cœur loolu lay tëjee di leen wax ne incha allahu rabbi on est plus que jamais engagé pour la réélection du président Macky Sall vive la jeunesse vive Thiadiaye vive le ministre Maître El Hadj Oumar Youm. dégg ngeen ko moom nag Oumar Youm mooy mantooram yàgg na koo wax mooy magam moom la gëm moom lay liggéeyal donc lii lépp bu ko defee tamit ngir moom la parce que nag nee nañ nag bu wokkatoo ay béjjënam da ko wóolu donc yaate ku jax a jàppale la donc ñu ngi wax ministre directeur cabinet du président de la maire de Thiadiaye mu gën a yokk loxoom jàppale yaate ndax moom fi mënta yegg yaate mën na fa yegg li mu mënta def yaate mën na ko def. ñu xool dafa sedd ndax dañoo déplacé Bawol ñëw fekk sa suñu jarbaat muy maam yaate Youm Thiadiaye defal ko lu rëy tudde ko final bi zone 11 ñu ñëw teew si ci nag ànd ak moom di démbam di jundum ndax waajuram bu baax we di ajaratu gañ Siri Fall yàqu ci dara baamam Omar Bayo dégg na lu ne doon na député assemblée nationale ñaari yoon sénateur directeur hôpital Lukke chef de canton it doone ko ci yelli manal koddu ngoy baayam yelli manal mi maamam taxaw na gaar bu ñu naan Lyon ca France de Gaulle tooy ko ñaari roppalaan mu wàcc Algérie ñu def ko délégué général de l'AOF chef supérieur de Mbayar président conseil colonial bu Ndar président tribunal chef de prévoyance interprète de l'administration coloniale décoré de l'ordre national chevalier de Légion d'honneur médaille commémorative de la Grande Guerre Ngoone Jogob Kayre ak Malick Kumba Kayre ak ci Kumba Kayre Kayre ndaw njàppali Dégeen Fuuda ak giñ ba Fuuda ñoo bokk ndey ak baay Dégeen Fuuda jur sukkandee la bi diñ ba sukkandee laa jur Bour Sine commando fen fa maak Bour Sine commando fen fa maak jur sañ ke Biram Mbaru sañ ke Biram Mbaru la ñu dénk Mbakke maak mu tawlo ci Kumba Mbakke ma des Salonique bokk ndey may sa Mbakke mi ñu di boof ci Ndofeen ak Bër Sine Mayekoor mi wéer junju ngi càmmeñal Linguère Kumba Njob Mayekoor ñu dénk ko Adam Mbodj moom ca Ndof Adam càmmeñal Faat Diouf mi ñu dénk Omar Bayo mu tawloo ci As Bayo bokk ndeyam gañ Siri mi ñu jox Alaaji Mbay Yum mu am ci maam yaata mi yegg rek Malick Kumba Njaay borom mbër doo ko ne maala mag mu ne maala man bokkut ak Malick Kumba ngoone dégg jëgandu mbi tàkk ci daay gi ci puri bokkut ak Malick Kumba Yaasin Jéey mi ci bëtëri borom Ndar bi ci ndug ñetti Malick Kumba yi këm ci kañoo mu dem Sadaga Omar Bayo la ñuy wooye yaayam moom la ñu dénk sëñ Abdourahmane Gaynde Fatma Xarjata la ñuy wooye yaayam Fat Diouf Mayekoor la ñuy wooye yaayam Fat Diouf Mayekoor kumandoo fee na ngay nelaw te du yëngoo junjung yi jib tama ndakkin géwél yi woy sukkandeel ak Biram Mbaru jojo ko dog dawraas semu cumbaan mi dee Njob Maajoor cumbaan yangoor ak Mbegaan cumbaan yangoor Buro mi ci Ndofaan Mbay mi ci Gay Njaay yelli manal koddu ngoy Fatma Binta manal koddu ngoy ma ca baaram bu dara talba bokk ndey bi yelli sox ci Yaasin Maxa Kumba Sanjaan baay bi yelli soxna Jeng mi ci betuwaarum Ndakaaru bokk baayam Cheikh Ngoone maye ma ca Njom Xel bokk baayam Ndongo Kumba ngay moom rakki biige Ngoone buur bu jigéen ba ca Njataar bokk baayam nag Magadoya càmmiñal Astu Kumba Jaag ak Fatou Manel ma ñu yóbboon Jolof jox ko Sidi Gañ Siri moom ca maam say Sidi ak Taala Sidi yooyu doom bay bayaar manel ko du ngoy la ñu wooye seen baay dibéer deena sàq
san deena njëlbéer ab daan la soye biram kuram mbaram mbay dof lañ ko boole lu gile mënta ëcc puqi waaye mën na koo lijël baaba waar la fi taleeg buur bu ca mbampana manel koddu ngoy sa dagga Fatma Binta lat njande Fatma Binta Yaasin ndumbe jenn ma jóge woon nga paro bay bayar ca kumba kor dikke teeñ ma Fatim Kura Njaay joor ngoone buur biram njéeme kumba kilifa ak buur yi may sa tendu joor mi ci jaami rafet yi doo ko ne damel mu ne la ow diggante teeñ jigéen ak loo doog pom la war ba ca Ndar nga de ko teeñ mu ne la diggante ñeni nga mbur ak suwal faju tak doju ci ngor ak yëmbal ak wakaam ne diggante bi ku du dab jaamam def dagam wala géwél bu koy woy wala sëriñ bu koy bindal joor jeng bokk ndem yugo faale jàmbur sall biige ngóor seen bàyyi daan jaay jaami ca gore may sa tendu joor ma xuraja ak Fatma ak koddu Samba Aysata juróomi lingeeri saa xewet seen bàyyi nga tag jàmm teñ la diggéen faali ku mbatin jonaay bi damel may sa déggeen koddu jàmbor la déggeen not sam may sa tendi wejji lat sukaabe ngoone jeey borom réew mu ma jóge ak réew mi ci digg bi ak réew mi ñu nekk tey ji ceesit mi ci mbànd yi ci lambaay calaw la njënd gellawaar bi tenca ndee la njaay jaafuñ bi barjaag la ndeera paaraar géewul bi amari ngoone sabel mi dal ngàcce dal basar dal ba bëgg joon waxki géej gi ba mu xóot libéré la jolof libéré la kayor ami 549 dikk dëndimbul ye di ko bàkk naan ko cabral yaa ko yellal gañ siri aristocrate la fille d'aristocrate descendant direct de la dire aristocratie du Kayor et du Sine. Tout ce que la naissance peut révéler se manifeste aux habitudes. Elle incarne les valeurs d'une bonne femme, notamment la linguère qu'elle est, la foi en Dieu, le respect de son travail, le sens de l'écoute, pardon et partage de ses biens avec sa famille. Gañ yaayi baayam yaayi Fodé turandoom la ñu dénk ca Ndéla nga naan daw buur jokkul Sidi Calaw Maawo mu taawloo ca Fodé bokk ndey bi yaa ne ma ñuy jooytu noppeeguñu bokk ndeyam Astafal Yelli sama bàjjen ba ca Daaru Salaam ak Fatou Manel ak Sérif Coro Yaasin Jama ak Cheikh Yaasin Jama ak Ablaye Yaasin Jama Malikum ba Fatim Penda Biram Kuré Jeey Njaay Xadi Juuf Gelawaar bi ci jaxaawa yaayam bokk ndeyam Fat Seen bokk ndeyam Madeleine Fodé la ñuy wooye ni jaayam Gelawaar la Sadibou Diouf la ñu booleeg décoration am ya keroog Bambey yóbbu ko jaxaa uufal ko mayekoor baayam Yelli Mbenel Fan Njaay la ñuy wooye ni jaayam waaye Simu Hélène cardiologue bi ci la danteeg la ñuy wooye ni jaayam yooyu dum Boursine mayekoor ay seen baay Boursine mayekoor maamam taxaw na France chef de canton ngom nga yoxeem la war nañ ko Gossas indi ko jaxaaw 1924 ba 69 45 ans de pouvoir bur bu ko tëj jëpp nga sonn moo bàkkoo yaroo baax ñu ne ko kor Kumba Njoob lu tax mu ne doo yaroo ba yàgg ci xam ne yaroo baax doo yaroo di ko tooñ ku la man mu ñafale la nga yaroo di ko ku la ëpp doole ñëw tooñ la Boursine mayekoor kor Kumba Njoob yaroo baax